salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne ñuy seetaan ci seen site Actu Thiès ñu leen di dalal tey ci seen émission Ma Santé d'abord deuxième numéro fas yéene ci ànd ak docteur Ndiaye le gynécologue de la région de Thiès docteur ñu leen di nuyu di la dalal. maa ngi leen sant di leen nuyu di nuyu tamit mboolem internautes yi ak spectateurs yi. alors docteur tey ñu fas yéene waxtaanee l'importance des consultations prénatales. ñu gis ni dans ce contexte de pandémie ak coronavirus. ñu bëggoon xam ba xam fi mu ne ba xam soxna yi ñu ngi ñëw bu baax comme ni ñu doon ñëwee auparavant ci seen visite prénatale. maanaam vraiment di rafetlu parce que période bi ñu nekk nii dafa nekk période bu am importance bu am solo ndax dafa am modification maanaam nit ñi ni mu doon doxee dafa soppeeku ndaxte gis nañu ne jigéen ñi. ak sensibilisation bi ak mise en place de poste de santé yi de proximité ak maternité de proximité yi tax na ba jigéen ñi di gën a góorgóorlu ci seen ay consultation prénatale waaye gis nañu ne ci fan yi mujj soo xoolee jigéen ñu bari yoo xam ne ci département bi dañ doon ñëw fii mais ak ni ñu tëjee woon commune bi ni ñu tëjee woon amoon na difficulté ñenn ñi pour seen déplacement moyens yi aussi ku nekk na li nga xamante ne dina commencer impacter tuuti ci population bi parce que ñi nga xam ne dañuy dem ba doon liggéey ci yenn yi war a mun a dem consultation léegi loolu day dem ba nga xamante ne dina impacter ci seen ay choix loolu nag muy loo xamante ne lu am importance la mais bon heureusement fan yi ak reprise économique bi nga xam ne c'est balbutiant dina tax ba nit ñi reprendre seen i activité donc reprendre seen i consultation prénatale nag dafa nekk lu am solo ndaxte soo xoolee dëkk yu mel ni fii ay Sénégal mortalité maternelle bi maanaam jigéen ñi génn àddina maanaam ñiy loru ci biir fekk dañu doon wasin taux bi dafa élevé ñi ngi sant yàlla parce que am na jéego yu bare yoo xamante ne état sénégalais def na ko fii ba nga xamante ne taux bi mi ngi commencé wàcc mais ba tey ces taux sont trop élevés soo ko comparé ak li nga xamante ne mooy li xew ci yenn dëkk yi nga xamante ne mooy dëkk Europe yi comme ay Suède France ak yu mel noonu nga xam ne les taux sont extrêmement bas fii di ngeen demoon jëlee nañ ko ci 500 maanaam juróomi téeméeri jigéen ñoo doon loru sur 100 000 naissances vivantes maanaam sur téeméeri junni jigéen yu wasin téeméer yi dafa daan génn àddina mu nekk quand même lu doy waar te lu am solo ndax tey war nañ ci consultation prénatale yi ak ni ma la wax léegi état bi ni mu góorgóorloo si poste de santé yi ak maternité de proximité yi def na ba taux bi jóge na 2012 et 2015 donc juróomi téeméer ba ci ñetti téeméer ak juróom fukk muy macha allah lu am solo te loolu tamit ay tànku kanam rek la day dem ci kanam te di ñaan corona bi génn fi gaaw ba li nga xamante ne moo doon ay li ñu amoon ci ay ndam maanaam muy wàññeeku muy gën a wàññeeku ndaxte tam benn jigéen rek bu génn ci àddina ci nu mu deti fekk muy wasin ëpp na astama juróomi téeméer wala ñetti téeméer. effectivement docteur maanaam ci njëriñu consultation prénatale yooyu ñu koy faral di wooyu visite ci jigéen ju wan la bëgg nañ xam ñaata visite la war a def. waaw ak visite bu nekk ban moo njëriñam xam nga visite yi nag bu ci nekk dafa am solo ndaxte su fekkee amul problème
nombre de visites yi de 3 à 4 la fekkee amul benn problème sur les 9 mois si ça su fekkee amul mais am na ñoo xamante ne seeni ëmb dafay ànd ak ay problème mooy ñi nga xamante ne tey dinañu ànd ak diabète dinañ ànd ak hypertension ñii dinañu ànd ak yeneeni feebar yoo xamante ne dañ ko amoon wala ci ëmb bi lañ ko amee yooyu yëpp day tax ñu modifier fréquence bi maanaam nan lañ koy ñaata yoon lay ñëw dina dem ba nga xam ne am na ñoo xam ne sax ci ëmb bi yëpp presque chaque weer dañuy dem visite parce que dañ koy suivi parce que des fois grossesse précieuse la wala yeneen ak yooyu moo tax waaye su fekkee amul benn problème ñett ba ñeenti consultation dina doy consultation bi jiitu bi moom mooy bi nga xamante ne moom mooy jigéen ci dañ koy ñëw pour mu identifier wu maanaam ñu xam ko xam ndax ëmb la parce que tam des fois nit ñi di nga defe ne ëmb la waaye du ëmb daté ko pour xam exactement ban âge la mais aussi tamit xam ndax ëmb bi ci biir bititu jurukaay bi la wala nekku ci parce que urgence yi gën a mag ci ëmb mooy ëmb boo xamante ne dafa tegu te teguwul ci fa mu war a nekk maanaam mooy grossesse extra-utérine yooyu yëpp maanaam ndax fu mu tëdd fa la war a tëdd app bi mooy âge bi ak tamit ñu commencé bilan bi parce que feebar yu bari dañ koy am ci biir ëmb bi mais bilan bi mooy permettre tey nga xam ko moom mooy seet deret di ndax normal na mooy numération formule groupage bi parce que xam deretu ku jigéen ki pour que ëllëg suy wasin ñu mën a xam kii kan la parce que mooy identification bi ma lay wax. moo seet tamit taux d'hémoglobine bi ndax amul anémie parce que suñu dëkk yi nekk na dëkk yoo xam ne anémie bi daf fi am solo. loolu yooyu yëpp ci première grossesse bi ak bilan ak yenn type feebar yi nga xamante ne war na ko mun a ne yooyu yëpp ci première consultation bi lañ koy am. deuxième consultation bi nekk consultation tamit bu am solo parce que boobu ñu ngi xool xale bi ndax ni muy màggee mi ngi ci yoon ndax mi ngi si ni muy màggee ndax mi ngi ci yoon ndax amul tam benn problème te foofu la ñuy tam commencé vaccination yi moom mooy ci deuxième visite ñu commencé am na ci commencé première mais bon la plupart à partir de deuxième ñu commencé consultation bi mën nañu commencé vaccination yi yooyu ak retour kii bi comment dirais-je analyse yi nga defoon ba pare tamit di surveiller évolution bi maanaam ndax ni mu doxee ma ngay doxee ci yoon su amul benn problème dinañ dem ci troisième consultation bi nga xamante ne consultation boobu tamit muy xale bi nan ñu ngi koy topp ku jigéen ki ci poids am ci tension am parce que yooyu yëpp dafa nekk yoo xamante ne yuy mën a bett la à tout instant mais donc surveillance boobu moom koy permettre ba nga xam ne saa yu ñëwee fekk ñu xool ko ñu mën ko gis ko ba pare tamit jël ay matuwaay ba mën koo faj ci bi consultation bi nga fa des fois muy troisième bi wala quatrième bi nga xam ne mooy consultation bi mujj boobu nag moom mooy diagnostic maanaam dañuy seet léegi kii su eggee ba war a mucc ndax amul benn gàllankoor fekkee ëmbam bu njëkk la dañuy seet ndax xatul parce que tam des fois jigéen ji dina xat te am jafe-jafe su fekkee ëmb na ba pare tam ñu xool ko par rapport ak poids wu xale bi ndax amul problème mu ni mu tëddee parce que xale bi tam ni mu tëddee am na ci solo trop parce que su galanoo wala mu tëdd yenn façon bi dina am jafe pour mu wasin yooyu yëpp consultation bu mujj bi moom mooy consultation bi joxe tam pronostic maanaam tey ci fekkoon match la dañ naan am nañ ci yaakaar bii tamit dañuy wax ne kii am nañ ci yaakaar ndax ni mu tëddee amul problème xale bi amul tam taay bu ëpp yaay ji tam ay bassin am yaatu na yooyu yëpp moom mooy pronostic bi nga xamante ne mooy permettre ñoo xam ne kon ñi ngi ci bu baax vérifier toujours tension bi vérifier tam ndax amul anémie yooyu yëpp glycémie bi ndax diabète amu ko yooyu yëpp dañ koy xool ci consultation bi mujj bi muy consultation bu am solo ndax mooy consultation pronostic. ci sa biir kàddu ma dégg nga wax bilan bi est-ce que mën nañoo woon xam ni muy demee ak yan analyse la. waaw xam nga bilan yi dafa
am bilan bi des fois dina yaatu su fekkee ki am na moyen wala tam su fekkee risque daf ci am mais sinon bilan tout venant bi li muy gën a topp moom mooy xam deretu femme bi mooy xool ndax ban type de ndax la A la B wala AB wala O boobu moom mooy groupage bi si topp il faut tam yenn numération bi xool ndax amul problème mu anémie ak yu mel noonu beneen bi tam moom mooy yenn feebar yoo xam ne daf fee yab nit ñi comme test drépanocytose nga xamante ne feebar boo xam ne bu yabaate la fii Sénégal nga xam ne ci nit ku ñuul daf fee xaw a bari kooku tamit dinañ koy seet dinañ tam seet tam yenn xeetu feebar yoo xam ne ay infection la yoo xamante ne dañu seet ñii ay sérologie la ak yu mel noonu yoo xam ne dañ yàpp na jigéenu Sénégal yooyu tamit yenn saa yi dinañ leen seetaale pour xool ndax amuñu ko su fekkee nag grossesse bu amul trop problème tension bi normal na ak yooyu dinañu xool glisser suy tuur ndox ndax amul xorom albumine bi tam maanaam amul ci biir loolu ci yooyu yëpp yoo xam ne des fois dinañ ko seet mais souvent su fekkee dafa am risque wala dafa am ay signe d'appel comme tension boo xam ne commencé na yegg wala ay œdème maanaam tànk yi dafay commencé gal yooyu yëpp mooy tax bilan yooyu di mën a ñu mën ko yaatal ci yooyu su fekkee nag amul yenn problème yi souvent peut-être sax du soxla mais su fekkee soxla na vraiment gis nañu ay signe d'appel maanaam ay yenn signes yoo xamante ne daf lay woo ci loolu nga def bilan bi surveiller ko. d'accord docteur ñu seetlu ne tension dafa yeb lool jigéen du wérul. ndax mënoon nañoo xam li ko waral ak kaaraange matuwaay yi ngeen ci jël. waaw xam nga fii dafa fekk tension bi lu tax mu gën a yeb jigéen ñi ndaxte souvent dañuy gis ne sunu jigéen ñi du ñuy tam trop sport bi bariw ci am na tamit ñoo xamante ne tam suñu lekk nekk na lekkin boo xamante ne day yenn xorom si day ëpp ndax sàppali beeg yeneen bouillon yi tax na ba dañuy am ay facteur de risque soo demee ci yenn dëkk yi comme Touba ndox mi ci boppam dafa nekk facteur de risque loolu yooyu yëpp ay facteur de risque la jigéen ñi tam surpoids bi maanaam fi am na si ñoo xamante ne dañuy gis ne que suñu amee yaram dañu ne dafa rafet wala yu mel noonu. donc diriyànke tax na ba nga xamante ne yooyu yëpp ay facteur de risque la donc le surpoids manque d'activité physique ak alimentation bi ak yooyu yëpp ay risque la yoo xamante ne nit ki su fekkee da nga nekk jigéen ci toll ci war a ëmb ak war a wasin nga jël ko matuwaay balaa ngay ëmb mooy gën ba nga xam ne soo ëmbee problème yooyu du nekk ay jafe-jafe ci yow am na si ñoo xamante ne dañ koy donn mais loolu bariwul. d'accord ñu gis ne fer la prise du fer dafa am njariñ loolu ci jigéen ñi. waaw maanaam li ñu doon wax sànq xam nga normalement fer bi fii lañ koy jëlee Sénégal parce que suñu ay jigéen souvent suñu lekk bi mooy manqué des fois fer mais également parasitose yi ndax de souvent nit ñi dañuy am ay parasites ak yu mel noonu léegi ñooñu parasites yoo xam ne dañuy kii fer bi yenn maladies yi comme ay palu ak yooyu yëpp dinañ tax yoo xamante ne day faciliter jigéenu Sénégal pour que mu am anémie. moo tax sànq ma lay wax ci bilan yi des fois ñu demander numération pour xool taux d'hémoglobine bi xool ndax am anémie. Bilan boobu nga xam ne ñëpp mënuñ ko jël moo tax fii Sénégal ñu dem ba OMS daal dañu ne ñun suñu pays africains yi nañu jël sax waxuma nga am ak nga bañ a am jëlal toujours fer pour compenser éventuel phénomène feebar mais soo gisee tey soo demee ci yenn pays européens yi ñoom duñu sax jël fer ah oui parce que man ba ma nekkee France ba may suivre grossesse mu njëkkee ñëw ma gis joxe ñu fer man dama tiit mais ñoom duñ ko jox parce que amuñu problème mu anémie mais ñun fii c'est impensable waaw ñun dañ koy jël et puis pour prévenir anémie ak pour
tey su am na tam ay complications de fin de grossesse yu bari yoo xam ne dañ fi am comme hémorragie de la délivrance maanaam di wasin xëpp xëpp deret te fekkee na yow dafa fekkoon sab deret xaw a manqué aussitôt rek dalay gaaw a laati kaaf loolu moo tax éviter hémorragie de la délivrance yoo xam ne daf fi am comme hématome rétroplacentaire mooy ànd bi nga xam ne deret dafa am ci ginnaaw wala tam placenta boo xam ne ba inséré maanaam ànd boo xam ne dafa wàcc yooyu yëpp nga xam ne ay possibilité la maanaam mën naa tax ba nit ki xëpp deret yooyu moo tax nit ki fii pour ñëpp boole ñëpp rek nekk ci jàmm na ñëpp jël seen faire ba nga xamante ne su wasin jotee lu ci mënti amit na fekk sa deret am na problème. ñu gis docteur ni échographie dafa am benn particularité ci jigéen ju wér te ku wax Thiès dégg docteur Ndiaye ak échographie ñu bëggoon xam le nombre d'échographies que la femme enceinte doit faire ak écho bu nekk ban particularité la. waaw suñ ko xoolee ci yoon dafa am ñaari écho yoo xam ne moom mënut a ñàkk mooy écho bu njëkk bi ma lay wax première consultation bi ak écho bu mujj bi moom mooy dernière bi des fois CPN4 parce que écho bu njëkk bi moom mooy permettre mooy li ma doon wax sànq def datation exacte maanaam xale bi ëmb bi ñaata weer la am wala ñaata semaine fii soo ko xoolee ñun dañuy wute ak Europe ñoom souvent dañuy jigéen bi day xam date dernière règle kañ la mujj fóot da koy xam fii da ngay laaj nit ki kañ nga mujj fóot muy wokk bopp bi te tam dafa nekk póot bi des fois mu ne normalul alors que su fekkee nag dafa def datation moom mooy écho bu njëkk bi kooku day jox app bi âge bi gën a wóor plus ngay avancé âge bi di gën a bañ a wóor ndaxte suñu tuutee ñoom ñëpp a tolloo suñuy màgg ñi ëpp ñi nga xamante ne dañu tuuti gën a tuuti kon mesure yi dootul nekkati aussi fiable moom moo tax datation boobu am solo mais tamit xam ndax ëmb bi fa mu ne war na faa ne parce que su fekkee risque bi ma loon wax sànq bi gën a grave mooy grossesse extra-utérine mooy ëmb boo xam ne fa mu tëdd waru faa tëdd boobu tamit buy mën a lor ku jigéen ki wala yóbbu bakkanam boobu tamit diagnostic la écho bu njëkk bi dina permettre ñu xam ne que fa mu tëdd fa la war a tëdd xam àppam des fois sax am na quelques rares malformations yu mag yoo xamante ne écho bu njëkk bi dina ko joxe moom moo tax muy écho boo xam ne boo am solo la su fekkee am na yoon war na am écho ci digg bi maanaam morphologie pour xool ndax amul yenn malformation yi yooyu su amee booru 20 semaines 25 semaines boobu lañ koy def boobu pour moom mooy écho morphologique pour xool ndax amul malformation pour am yenn pathologie yi nekkul ci xale bi loolu moom dafa am solo trop des fois pour ñu xool ko mais su fekkee passé nga écho morpho bi ak nga xamante ne gis nga malformation bi ak yu mel noonu écho bi mujj nag mooy bi ma la wax mu am solo trop moom mooy présentation bi ni mu tëddee ndax galanawul ndax ni mu tëddee baax na xale bi ndax taayawul ba mu ëpp yooyu yëpp te da nga koy xool par rapport ak écho bu njëkk bi nga njëkk a def bi nga xam ne moo lay jox date exacte bi écho bu mujj bi da lay permettre nga xool ndax xale bi taayawul ba mu ëpp ndax tuutiwul tam ba mu ëpp ndax amul tamit ni mu màggee normal na et puis ndax amul pronostic bi nga xamante ne pour accouchement ndax normal ma yooyu yëpp muy yu am solo yoo xamante ne ko nit ki defee ci écho boobu moo tax des fois jigéen ji ci fekkee li nga xamante ne mooy normal mooy au moins 3 mooy li normal mais des fois nag suñu demee ba ñu ne mënta ñàkk ñaar yi muy pour premier bi ak ba mujj bi moom mooy li nga xamante ne ñoom ñoo ci ëpp solo. ci ban écho mooy déterminer sexe bi. sexe bi moom à partir de tout dépend de la qualification de ki koy def am na si ñoo xamante ne comme am nañu une certaine expérience dès su ñetteelu weer bi rek ñoom mën nañ la ko wax mais loolu expérience la su fekkee du loolu nag fi ñu ko xamee ne moom lañ ko mën a leer ne moo gën a yomb te gën a neex a xam boobu mooy su egg juróomi weer. waaw mais nag am na ñoo xam ne par expérience mun nañu ko dès le 4e mois ñu joxe ko des fois même dès le 3e mois su fekkee 3e mois bi mat na moom mooy 14 semaines moom mën nañ la ko jox. ok sànq ci sa biir wax docteur da nga wax ni la plupart du temps
tension yi yéeg ci femme enceinte yi manque de sport moo ko waral. ndax ëmb ànd na ak activité sportive. waaw c'est-à-dire activité sportive bu nekk ak lu mu méngool wax ñu nekk soo ëmbee surtout les 3 premiers mois éviter des activités sportives intenses mais am na marche légère wala su fekkee yenn dëkk yi la fii nag bariw fi moom mooy natation bu légère yooyu yëpp ay sport yoo xamante ne day permettre parce que soo xamee ne que wasin activité physique la ay da ngay di nga pousser di nga noyyi di nga sonn tey ji soo ko doon méngale day mel ni tey da nga doon daw 8 kilomètres c'est pas peu te du koo xamee ne dafa tëdd di nelaw 8 mois wala 9 mois wala mosut a def dara ñu yeewu suba teel rek ne ko da nga war a daw 8 kilomètres mais macha allah lu ne xaj na ci. moo tax bu jigéen su jëkk ba sunu ay yaay yi dañu daan fin de grossesse dañ daan doxantu lu bari. bu njëkk ba sax te loolu sax bon léegi amatul dañ naan sax jigéen gi dafa war a dëbb wala yu mel noonu mais yooyu ay activité physique la pour que bés bu nga xamee ne war naa jë bésu combat ba maanaam bésu bi mu war a muccee dina fekk moom soufflam dina fa nekk physique musculature am dina fekk moom it dina mën a am doole pour mën a pousser yooyu yëpp loo xamante ne koo xam ne yaafusul dina ko mën a dina ko yomb mais ci ku yaafus moom day am jafe-jafe. d'accord ñuy dégg la menace d'accouchement prématuré ndax am na ay précautions yu jigéen ji war na loolu war a jël yoo xam ne mën na ko éviter. waaw mooy li koy indi rek moom mooy li koy gën a faciliter pour nga moytu ko mooy def say consultation sooy jëlee sa consultation di dem ci app yi ñu lay woowee luñ ci gis loo xamante ne dafay war a mën a indi problème aussitôt sage-femme bi wala médecin bi dina jël ay matuwaayam ba nga xamante ne accouchement prématuré boobu dinañ ko jéem a moytu. des fois aussi dina permettre tam su xamee ne kii lu ñu jéem yëpp teewul ne accouchement prématuré bi mi ngi bëgg a jege yan matuwaay la ñuy jël pour que xale bi ci biiru yaayam dina am maturité maanaam dina matal boppam ba su génnee du am problème yooyu yëpp ay liggéey la yoo xam ne sage-femme bi ak personnel de santé bi ñoo koy def te suñ koy defee moom mooy prévenir prématurité bi wala su amee prématurité tamit les grands prématurés lu ñuy def ba nga am une certaine maturité lu ñuy def ba ñoom du ñu génnee dañu fekk seen poumon yi dina am benn maturité am na ay garab yoo xam ne dinañ ko jox fu nga xamante ne su xale bi di juddu dina fekk moom dina mën a am une certaine maturité. waaw docteur ñooy dégg le terme accouchement humanisé. ñu bëggoon xam. waaw loolu waaw accouchement humanisé moom mooy ay xam nga àddina moom toujours xam-xam day dox et ku nekk dafay am yu bees bu njëkk ba accouchement bi c'était accouchement bi dafa standardisé benn yoon rek la woon da ngay ñëw tëdd ci table bi accoucher waaw mais léegi accouchement humanisé moom mooy ku jigéen ki dootuñ ko imposer mu tëdd ci table yi ak tànk yi dañuy seet moom position bi nga xam ne moom la xalaat ne fa la gën a nekk à l'aise la koy defee waaw moo tax ñu koy wax accouchement humanisé bien que nag fii du fait du nombre important d'accouchement et du peu de c'est-à-dire ni nga xamante ne tamit ñooy personnel de santé bi ni ñu néewee loolu moo tax des fois accouchement humanisé boobu du yomb trop parce que su fekkee sage-femme bi dafa ñëw am 5 wala 6 jigéen yi aussi na doo moom ñëpp ku ci nekk mu bëgg la def accouchement humanisé des fois dina indi jafe mais ci des fois quand les conditions sont réunies c'est-à-dire fi nga nekk am na benn sage-femme bu la suivre topp la et tout war na mun a nekk mais fii ñu nekk nii du yomb trop surtout en milieu périurbain soo demee ci village yi ak ci département beeg yooyu. d'accord ñuy seetaan ci pays européens yi ñu gis ni ñoom lu ci ëpp suñuy accoucher soit seen borom nga day assister wala. benn membre. waaw famille bi waaw assister. c'est ça. est-ce que loolu mën nañu ko. loolu mooy li ma wax nii fii dina fi am parce que moi soo demee par exemple si clinique yi. wala dañ koy def mais en public c'est pas possible parce que si tu as une salle où il y a 7 lits. wala 8 lits ñetti ñii di matu ñii di wasin ñii doog a wasin mais mënuñu fi indi jëkkëru jàmbur muy gis jabaru jàmbur boo xamante ne mi ngi ci yenn
tenue yi wala ci yenn conditions yi. loolu moom ci privé yooyu yëpp dañ koy def par exemple très souvent en privé am na ñoo xam ne dañ koy demander loolu suñ ñëwee loolu y a aucun problème parce que day faciliter sax parce que day permettre ku jigéen ki xelam gën a dal. parce que kii mi ngi gis ku ko jege ci wetam. loolu daf koy gën a may fit gën ko may kàttan kooku tamit dina ko calmer te loolu tamit su bëggee yenn saa yi tiit di bëgg a yuuxu moom dina ko mën a calmer dina ko wax ay wax yu dalal xelam yooyu moom tam day faciliter grossesse mais en milieu hospitalier wala tam en milieu ci àll bi ak yooyu du ci yomb. d'accord ñu bëggoon xam les indications de la césarienne. waaw césarienne nag indication yi bari na mais ci li ëpp indication bi moom mooy xale bi dafa am war na jaar te fu mu war a jaar dafa xat moom mooy le bassin rétréci wala bassin généralement rétréci loolu mooy li ëpp ci indication yi. am na tam indication beneen boo xamante ne moom mooy xale bi ni mu tëdd su fekkee dafa ñëw galanu wala su ñëwee oblique wala su ñëwee maanaam bu lay ko mu ñëw jub mu daal di oblique maanaam de tëddee wet wala ilaa mi nga xamante ne taay bi moom lu fa xaw a taay ba nga xamante ne du xaj ci bassin boo xam ne normal d'habitude su doon keneen dina wasin mais moom xale bi ñëw na fekk mu nekk benn taay bi yooyu yëpp am na yenn saa itam ànd boo xamante ne ni mu dafa dem ba ub yoon wi nga xam ne xale bi foofu la war a jaar boobu mooy placenta prévia bu baa inséré boobu yëpp mën na indi ay indication césarienne ak tamit des fois femme bi ci boppam am na ay jigéen yoo xamante ne seeni pathologie feebar yi ñu yor mayu leen ñu am benn condition physique bi ma lay wax pour mën a wasin yooyu tamit dinañ def césarienne ak yooyu dina tam am des fois aussi ci grossesse précise yoo xamante ne dina demander césarienne parce que âge femme bi ak les risques yi muy encourir am ay fibromes yoo xam ne ñu mu ànd ak moom yooyu yëpp dina indi ay indication ou césarienne. ñu seetlu ni ñu ci bari bu ñu demee visite ngeen di touché. ñu wax ni métti na loolu ci ñoom. bëgg xam nga xam amul beneen alternative boo xam ne mën nañ ko def pour bàyyi touché wala ban njëriñ la ci sage-femme wala gynéco. non xam nga touché. dafa nekk li nga xamante ne moom dafa am solo parce que ci touché bi ci ngay xamee gisee infection. touché infection bi c'est-à-dire premier signe infection ci touché nga koy am. ci touché bi ngay mesurer col bi pour xool ndax amul ay risques d'accouchement prématuré comme yi nga doon wax sànq. loolu touché bi moo koy permettre touché bi tam moom moo lay permettre des fois avant écho bi sax di ñëw pour jox la présentation xale bi touché bi tamit moo lay jox bassin bi. bien que bii léegi am na ay examen radiologique yoo xam ne comme buy permettre surtout scanner buy permettre scanopelvimétrie dina la jox type bassin bi nga am est-ce que dina jàll wala du jàll mais fii mu ne nii Sénégal ak prix wu scanner du ñëpp ñoo ko man du ñëpp ñoo ko mën a def et du ñëpp ñoo ci am accès kon tant que loolu amul bassin touché bi nekk na lu am solo et puis contact la entre femme bi et puis jigéen bi tam fekkee mi ngi ëmb te kenn mësu ko touché bés bu waree accoucher ñu koy touché te pour la première fois tam day metti si moom. te tam suy wasin il faut ñu touché ko pour xool évolution col bi évolution dilatation bi ndax col bi mu ngi ubbeeku loolu moom mënoo wasin te duñ ko def kon nag jigéen ji nag góorgóorlu tuuti xam ne touché tamit ci la bokk te tamit nit ki ku ne dafa am foo xam ne daf fay jaar mooy ëmb ku ëmb tamit am na yoo xam ne ci lay bokk jigéenu wérul la kon am na yoo xamante ne ay désagréments yu ndaw la du lu ëpp ndax tax soo xoolee ni ñi la jiitu yëpp ci lañ jaar nga góorgóorlu ci te am ci tuuti yan signe la jigéen ji wérul nga xam ne ëmb taaw la moo ko war a yóbbu kër docteur wala moo ko war a xamal ni ngi loppanti wala moo war a tax mu daw daal di dem seeti ki nga xam ne mooy gynécologue wala sage-femme. waaw xam nga su demee ba nga xamante ne mi ngi dugg ci weeram day commencer di am ay contraction maanaam biir bi day dëgër di metti ak di bàyyi metti di bàyyi boobu nag mën na sax def ay
fan ay weer ay 15 jours ay yooyu ay ñaari ay bés wala yoo xam ne da koy def waaye lu ñuy gën a jege mat bi àpp bi am ci diggante ñaari métit day gën a jege su ñu demee nag ba nga xamante ne ci koo xam ne mësul accoucher su demee ba àpp bi diggante ñaari ak métit yées na 5 minutes boobu war naa dem jege ci parce que su fekkee loolu dafa war a am dara sage-femme am mën ko wax lii wala jëlal lii wala jëlal lee ilaa tamit dina am loo xam ne dañ koy gis muy bouchon muqueux mooy loo xamante ne lu mel ni rattaxit la bu ànd ak tuuti deret bouchon muqueux boobu saa yu dañee xamal ne kon col bi mi ngi commencé ubbeeku parce que loolu moom mooy li doon tëj mbiru bi maanaam col bi li koy tëj bouchon boobu su xasee ba col bi commencé ubbeeku ba mu daanu nga gis tuuti mel ni ndox la waaye dafa ratax ba pare am tuuti deret kooku war nekk fa nga war a jóg war ngaa jege yenn saa yi tamit di nga gis ndox nga xam ne tamit comme mooy war ngaa jege yooyu yëpp rupture de la poche des os yooyu yëpp ay signes la yoo xamante ne mag ñi xam nañ ko bu baax waaye léegi comme jigéen ñi dootuñu dëkk ak seen i mag ñoom rek ñooy dëkk seen i kër il faut tamit sage-femme yi ak gynécologue yi avant accouchement ñuy joxe tamit tuuti ay yee leen wax leen ñi nga xamante ne moom mooy les signes ak les symptômes yi nga xam ne war nga ko su ko amee nga war a moytu. te ñu gis lu ëpp ci ñi ëmb bu taa boo si dañ leen di ñëwaat. ñu bëgg a xam ñëw boobu ba xam dinañ ko anesthésier wala. waaw waaw xam nga épisiotomie la parce que col boo xam ne c'est-à-dire fii yow ku jigéen ki mësta wasin amul benn souplesse bi maanaam dafay xale la wala dafa dëgër kii fi muy jaar dëgër na bopp bi su fay jaaree soo xoolee bopp nu mu toll ak fi nga xam ne fa lay jaar nu mu xatee souplesse boobu su ko manqué 2 situations la am na ñoo xamante ne dañuy surveiller su déchiré mu déchiré boppam ñoom ñu ñëwaat ko am na ñoo xam ne dañ koy prévenir parce que des fois tam pour ñoom fa muy jaar du leen gënal. mooy yokk bi parce que dañuy bañ su ubbeel boppam mu ubbi boppam fu jaar fu yoon bu la gënal moo tax ñenn ñi suñu gisee ne que parce que loolu yëpp suivi la expérience la ci ni ngay gisee col bi ni muy dem dina dem ba commencer changer couleur parce que deret ji commencé na manquer léegi col bi foofu maanaam col bi sax grande lèvre yi foofu changer na couleur. loolu yow nga xam ne kii suñ deful ndànk léegi mu mën. ñaw bi tamit am na ñoo xam ne dinañ koy anesthésier am na ñoo xam ne duñ ko anesthésier parce que xalaat nañ ne ci boobu tàngaayu yaramu ku jigéen ki may na ko ba nga xam ne dinañ ko ñaw te du ko yëg am na ñoo xam ne loolu du leen ko duñ ci def ku nekk ak sa bopp ni nga ko gisee mais am na ñoo xam ne nag il faut ñu anesthésier ko muy anesthésie locale boo xam ne dañ ko si def. d'accord mën nañoo bañ a wax ci coronavirus bi ak jigéen ju wérul yan risque la ci avancé. waaw mais xam nga jigéen wérul jigéen nit la nit bu nekk rek war nga mun a am feebar bi mais feebar bi nag. koo xam ne que jigéenu wérul dafa nekk koo xamante moom it dafa xaw a faible ay défense immunitaire am maanaam li nga xamante ne moo koy aar dafa wàññeeku grossesse moo koy indi ndax kon kii nga xam ne dafa nekk jigéenu wérul dafa war a gën a jël ay matuwaayam pour feebar bi bañ koo dal parce que moom it ay défense immunitaire am dafa wàññeeku et puis moom du feebaru benn nit feebaru ñaar la parce que moom ak ki muy ëmb la kooku tax na kon na jël ay dispositions jël ay mesures barrières distanciation sociale physique ba pare tamit di jël masque am ba pare di sàlloo di raxas ay loxoom ak saabu. di leen remercier ba pare di leen wax ne que lii dafa am solo te loo xam ne dañ koy war a wax ak di ko baamtu ak di ko baamtuwaat ndaxte yenn saa yi comme ni ma la ko waxee bu njëkk ba yaay yi ñoo ko daan def ndax ñoo bokk wala goro yi ñoo nekkoon ci kër gi di ko wax jigéen ñi ndax am nañu expérience léegi ñooñu nekkatu ci parce que jigéen yu bari ñoom kese dëkk ak seen kër ñoom ak seen jëkkër loolu am na yoo xam ne duñ ko ci xam loolu kon yu mel ni yéen
tey ñoom ñooy nekk bàjjen yéen ñu mel ni yéen ñooy nekk yaay ñooy yeetal yee nit ñi sage-femme bi tamit compenser tamit di ko def gynécologue bi également yooyu yëpp muy yombal nit ki xam-xamam ndax des fois am na ñoo xamante ne di nga defe ne am nga loo xam te xamuloo ko kon laajte ko moo gën. D'accord docteur ñu di la remercier.